tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar. dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV Sénégal cant ak gërëm ñeen na leen si topp ngeen nuy topp saa su nekk di fi taataani xibaar comme toujours n'oubliez pas de vous abonner de partager liker des commentaires mbokk yi di lu ñëw si vidéo bu am solo si discours bi nga xam ne Ousmane Sonko premier ministre daal dina koy amal mu nekk discours bu am solo dinañ si ñëw kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko digganteem ak Donald Trump dinañ si ñëw si li mu wax waaye fii ak siècle si kanam Sénégal waxuma la Sénégal sax waaye Afrique mën naa dem ba raw réew yu bëree ci monde bi mën naa jiitu sax Afrique si mën naa jiitu continent yu bëree loolu nag si ni ñëw ak taxaw seetlu discours bi ginnaaw bi ñu ko teeloo ñu teewlu jàngat bu am solo bokk yi bi nga xam ne kii di Sandiogou daal na ko ciy def mu nekk analyse yu pertinente ñu teewlu ko. L'Afrique ne peut pas continuer à être le seul. L'Afrique ne peut pas continuer à être le seul continent qui dispose de ressources naturelles sans en bénéficier, ou alors n'en bénéficier que de retombées de miettes. Notre pétrole, notre gaz, notre phosphate, notre zircon, toutes nos ressources naturelles doivent d'abord et avant tout profiter à l'Afrique. Le défi dans lequel on nous a enfermés, et vous comprendrez tout le combat qui est le mien depuis que je suis à la tête de ce gouvernement. Vous m'entendez parler de négociation, de lecture, c'est de prendre en main les ressources qui sont les nôtres, de pouvoir y travailler avec des partenaires, mais dans une coopération qui soit mutuellement gagnante. C'est ça l'objectif de tout ce travail. Et après, on nous dit les conventions ont été signées au nom du droit international, vous ne pouvez plus y toucher. M. Boniface a rappelé tout à l'heure les directives, conventions des Nations Unies sur le droit des peuples sur leurs propres ressources naturelles. Est-il normal que le Sénégal ne profite pas de son gaz, de son phosphate, et qu'on nous oppose des signatures d'autorités corrompues, excusez-moi du terme, qui ont signé au détriment des intérêts du Sénégal et de son peuple? Cela n'est pas possible. Financer la souveraineté, ensuite, signifie réduire la dépendance aux financements extérieurs, mobiliser les ressources internes, reprendre le contrôle sur les choix budgétaires. Il n'y a pas de souveraineté sous tutelle financière. Et je voudrais dire ici, l'Afrique n'a pas besoin de tout ce débat sur la dette. Que représente la dette africaine à l'échelle mondiale? Nous vivons aujourd'hui une guerre qui a déjà coûté des centaines de milliards de dollars, certainement. Un seul missile Patriot pour abattre un drone iranien coûte $1 million. Combien de missiles ont été tirés? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et ça, ce n'est qu'un exemple, un petit exemple. La dette de l'Afrique ne représente absolument rien. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'un consensus mondial fort, puisque l'Afrique est le seul continent qui a encore une marge de progression, capable de tirer la croissance mondiale sur les 30 prochaines années, ce que la Chine a été pour les 30 dernières années. Seule l'Afrique a ce potentiel. Est-on prêt à faire ce consensus avec une suspension moratoire sur la dette, un ciblage d'investissement catalytique pour propulser le continent, qui, lui, propulsera le monde au bénéfice de tout le monde? Personne ne le fera malheureusement pour l'Afrique. Et il faut que les Africains en soient conscients. Et c'est pourquoi, malheureusement, l'un des principaux problèmes de l'Afrique, M. Boniface a rappelé, est un problème de leadership et d'élite politique et étatique. voilà mii noonu Ousmane Sonko di tenir discours yoo xam ne ñaari saa yu koy def ñu bëree bëri da ngay gis ni dañuy wax ni kat mooy yaakaaru Afrique fi ñu ko teg nag mooy ci ay discours te discours yi mu daan mën a dañuy wax ne ñu ko daan mën a ñu ci bëree bëri bi ñu xamee ni tubaab bi yi arrangé wu leen ndax bu Afrique yeewoo ba nekk benn du seen arrangement peut-être duñ fa bàyyi ko kii mu continuer di fa ne. tax na daal moom mu jàpp ni bu Afrique taxawee amee taxawaay bu mat sëkk garder li ñu moom ëllëg mën nañoo yore li nga xam ni moom mooy doole ji wala mën nañoo diriger lépp. waaw am na solo son yi bu xam naa du bari waaye démb fa woon bi affaire yi jàllee ma déggante ak Baye Mbaye ma laaj ko mu ni ma dem nañ ba ñëw waaye discours ba nangam mais bi ma expliqué digganteem ak li mu wax si tubaab bi ma ne ko baa wolof la ko wax mu ni ma français la ko wax ma ne ko ëpp naa def de. ah mais français la woon. loolu xamuñu ko woon. loolu ñëwagut de.
waaw si li mu wax si kii bi nii laa maam kii bi programme bi. programme ba. mu ne ma lépp français la. ah programme bi. waaw waaw. ma ne ko ñun li ñu xamoon mooy boo doonee ministre wala nga doon président mën ngaa wax si français jox waa France après nga waxaat si wolof nag joxaat waa France nga xam ne tey ji boo demee si Macron naan ko Ousmane Sonko de lii la wax si li mu wax si wolof lii lay tekki Macron naan ah saa waay da nga koo bañ rek mais dala koy wax français yu leer jox la ko nga diglu ko sa bopp loolu moom dawut am. gaa yi ñemewuñ ko woon. waaw bu fekkee da ngay wax ak. lu la ñor ci France wolof nga koy wax bu ko dee ñun ñaa waaw ñu naan dafa am fit li mu ko wax fit wi. mais lépp français la ko. mais loolu wolof lay doon ñun la concerné. mais bu dee tubaab nag nga xamante ni ñun danañ ko xam moom muy waxal tubaab yi dañ koy xam. loolu moom wóor. ñi mu concerné ci Afrique dinañ ko xam. wóor waaw lu tax wóor. ah dañ ñoom moom. wala ñun ñoo nangu ñu moom ñu. ah déedéet nanguwuñ ko kay dañ ñoom moom. nit ñu moome. ñooñu moom rek français ñu yilif. léegi li mu wax kon fii ak 2 ans maanaam Afrique dem ba téye fii flambeau bi mënta ne. non du nekk. ah. waaw Afrique dafa yaakaar ni ñëpp ni moom lañ mel. bi muy wax loolu rek am na africain. Assane yow fii ak ñaari bi muy wax loolu am na africain bu naan lii mu wax nii du yoon. waaw bi Sonko di wax xam nga fii ak ñaari siècle moom xam nga ñun dootuñu fi nekk. man waaw. yow ñaanu yàlla say sët nekk fi téye flambeau bu bële di doxal. non non danañ ko téye mais dafa am ñoo xam ne duñ ko nangoo téye. kon kay yow léegi duñ ko. non non ba léegi nii xalal li Sonko wax xam nga lu am solo la mais am na ñuy commentaire naan lii mu wax du yoon affaire diplomate français ñuy yilif lii muy def wóor. luy loolu. waaw ñoom rek moo tax man la loolu du mën a ne. wóorul ci naka dañoo bëgg ñu leen di moom ba bañuy dee. jéemuñoo moom jéemuñoo yeeweeku. dafa hélas. maanaam fu ñu toll dañuy nàmp daal. waaw kay duñ fer mukk jeex na. d'accord Alaaji. waaw damay bàyyi nga ñëw ci discours Ousmane Sonko bi dégg-dégg bi nga ci am ci sujet bi nga xam ni jagleel na ci lu bare bari lu jëm ci wàllum Afrique ak taxawaay bi. waaw sooy xam nga Assane day wax naan xaw ma pareen saa yi kii yàq na lii kii yàq na lii kii yàq na lii. waaye gis nga mbubbu premier ministre bii dana jafe nit solaat ko mu jot mu yam ci moom de. du yomb. déedéet mbubbu premier ministre bii Ousmane Sonko ni mu def mbubbu premier ministre dana am ñu bëree bëri damay jàpp ni Sénégal dafa rëcc tey jii bu Ousmane Sonko fal woon nekk président sax. pour nga mën a am premier ministre. day xaw a compliqué. comprendre waaw te fi mu toll nii tey maanaam tey keneen ku mënoon a taxaw wax ni day nekk premier ministre. ku dul Ousmane Sonko. pour na yàlla ne da nga koy wuutu. mbëm mi da lay ëpp. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li feeñ fi mu toll nii loo xamante ni bii ci te loolu beneen problème la boo xamante ni bi tamit dina am parce que ñun son yi bu sunu nekk li ñu mësaan a gis ci premier ministre ak li ñu jàppee woon ni premier ministre nii la war a mel moo tax ñuy gars yi am problème ak Ousmane Sonko. problème bi ñu am ñëpp ak Ousmane Sonko parce que da ngay gis nit di la jëlal jamonoy Senghor. waaw. man la bi Senghor nekk kii wala ñu jëlal la Abdou Diouf jëlal la Abdoulaye Wade jëlal la. parce que dañuy gis ni kii dayo bi mu am sax dafa ëpp dayo ay ñoom Abdou Diouf ak ñooñu ñëpp da leen ëpp dayo ba noppi wëlbatiku nekk premier ministre maanaam moo tax mbubb mi ëpp keneen ku ko bëgg a sol man da tey ñii di wal nag ma la ngi ñëpp di naan non premier ministre bi dañ ko war a dàq dañoo war a kii waaye bu ku koy sol ci kan la jekk après mbubb mi loolu après ñooñ duñ poser question bi wax na dëgg ci kan lay jekkaat après mbubb mi jot na Mimi gisoo Mimi taxawaayam bi lay la ala gisoo taxawaay bi non xam nga son bi Mimi lépp ma nga ca xam koo xam ne bu waxee premier ministre yaa ngi wax ci àddina bi waaw mais premier ministre Sénégal ngay dégg mu wax waaw international bi di ko wax influenceur yeeg àddina bi yëpp di ko wasaare mel ni président mooy wax non romb na président bu wax président Sénégal daan na wax du def tollé waaw oui président waxuma la sax président Diomaye mais président ñoom Ablaye Wade ak ñoom Macky Sall daan na wax du def tollé mais Ousmane Sonko bu waxee kii bi muy def kooku beneen mbir la maanaam buy wax président yee koy tontu maanaam mooy premier ministre bii wax président di ko tontu bu waxee da ngay gis ni wax ji partout tey bu ma xëyee dama gis ay influenceurs yu bari yoo xamante ne bi son yi bu dañu jël
waxi Ousmane Sonko ji di ko wasaare. ñu waxuma la ay influenceurs sénégalais. mais Afrique waaw. ba ci tubaab yi ay tubaab. jël kii di ko wasaare di expliquer. mais nga gis ni c'est extraordinaire. loolu moo tax ma ne la Ousmane Sonko yóbbu na yëf yi foo xamante ni fii ni mu kawee dafa ëpp. waaw ñiy wax naan tey kii melutoon nii premier ministre kii bu mosaan def lii kii bu mosaan def lii ñooñu dañoo daje wutoon ak Sonko ku ci daje woon ak Sonko. da ngay mën a nangu lii bu Ablaye Wade daje woon ak Sonko. Idi yeggutoon dimension Sonko. Idi waaw yeggu fa. non Idi doon na boo moo taxoon ñu wàcce ko dimension Sonko laa dimension. bi mu nekk coppet àgguloon fii non yeggu fa. amuñu ku fi mës a yegg musul am. ci histoire politique Sénégal loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li wér amut moo tax nit ñi dañuy wax naan non day muur président mais Sonko ku mu nekkaloon doole muur Sonko nekk opposition muur Macky Sall ñu naan day muur président. te boobu newuloon ci nguur. voilà léegi nag li mu wax ni ci Afrique sooy bu. gis nga Afrique am na pour nekk ko maanaam li Assane wax ni mënta ne ah kañ mën na ne. parce que da ngay xool fi mu la wax pour bu ñu fa yeggee. Afrique ni ñu africains yi gëmee léegi Afrique gëmee wuñ ko woon maanaam peut-être dañuy wax ne yeex na parce que waroon na gën a gaaw moo tax ñu mel ni moom di wax di sensibiliser ndaw ñi nga xam ndaw ñaa ngi leen di déglu loolu dafay baax comprendre nga parce que li tax muy baax mooy que ni sinon bu ñu deful ndànk beneen façon la ñuy am di liggéeyalaat Europe. parce que mi ngi commencé xam Europe dañu màggat. Europe waaw maanaam askan wa parce que xam nga ñun fii askan wu jeune lañ yor. boo xoolee ñi nga xamante bi 19 ans kii ay xale lañ yor quoi ay ndaw. mais boo demee Europe ay mag lañ yor. tey jii ay Japon ak yooyu démb mi ngi wax ci Japon bu ñu continuer nii léegi tey dañuy naax sax parce que ay màggata fa ne comprendre mais nag ñoom xam nañ loolu conscient nañ ni bu ñu góorgóorlu wut mën nañoo naax saay léegi nag. ñi ngi commencé di tàllal loxo xam nga dañ lay wax ne la Espagne mi ngi régulariser nangami africain nangami étranger comprendre pour ñu ñëw liggéey réewam parce que xam nañ ni tey main d'œuvre bi nga xamante ne moom lañ yor il faut ñu jëli ji ay africain pour ñu ñëw liggéey. moo tax kii ngay gis nii ñu koy def loolu mi ngi participer ci économie espagnole participation bu extraordinaire. léegi nag lii ñii di dem ni bu ñu fexee ñun ba Afrique ñu téye sunuy doom. fexe de telle sorte que ñuy liggéey fii. laa bu boobaa ñële dootuñu amati ku leen liggéeyal. te ñun am nañ ñoo xam ne léegi ñooñu marché yi ñu daan gagné Afrique day wëlbatiku di ko gagné. bu fekkee ne bi Espagne nga nii ci mbay mi. waaw li muy gagné ak yooyu di dundal daanaka Europe. léegi bu ñu demee ba nga xam ne africain yooyu ñu ngi ci seen i dëkk di bay ci seen réew. mais dañuy commencé di gagné marché yooyu. est-ce que comprendre nga. léegi ñële bu boobaa dootuñu kii. donc moo tax mu wax la ne la avenir bi mi ngi fii. oui parce que ku waxoon Chine tey Assane li ñuy wax ni li kii di wax ni bi Mao di ñëw di ko wax chinois yi. gëmuñu ko woon. tey Chine fu mu nekk Chine mooy usine àddina bi ah te gëmuñu woon loolu. Mao bi mu ñëwee def révolution bi nga xamante ni moom la def gëmloo chinois yi seen bopp. affaire bi daw na lu yàgg mais après chinois yi accroché wu nañ ci yëf yi gëm ko. biñ ko gëmee tey Chine fu mu toll. ku ñëwoon Chine dina def jéego yu gaaw ni est-ce que xam ne Chine daanaka ci dëkk yi nga xamante bi dañ leen daan dimbali ci wàllu ndóol sax ci la bokk. ci pays tiers monde yi la bokkoon Chine fa lañ ko classé ba am na yenn buñ ko daan lebal sax yenn kii xoolal léegi Chine fi mu toll. ah waaw tey xoolal jéego yi nga xam ne def nañ ko tey bu ñu la waxee ne la Corée du Sud bii. bërki démb jaay ay 1960 Sénégal daanaka Sénégal ko rawoon tey Corée da nga koo séen. séenoo pëndam. oui ah loolu mooy li nga xamante ni bii lan moo ko waral mooy askan wa am nañ ay njiit yu baax yu gëm seen kii ñun nag Afrique xam nga la moo ñu manqué. façon yu mel ni comme ñoom Sonko yi. oui ñooy ñi nga xam ne ñooy raar parce que ñun bu amee. ñun ñooy jàppale sax tubaab bi ñuy ñëw pour faagaagaluñu ko ay Lumumba. lu koy indi ay africain ñoom ñoo def li ñuy def. ñu faagaagal ko. yaa ngi dégg. oui Kadhafi mii bërki Dembo Ndiaye Libi xool ko ci situation bi nga xam ne yóbboo nañ ko Libi anamu tey daanaka dañu ko kii say ñooñ la ñuy jaar pour sànq la. donc nag il faut que Afrique gën a wan xool gën a
am ambition bu yaatu. mais par exemple ñun suñu jëmmi bopp kese la ñuy xool. loolu moo ñu indil yenn yu bari yi nga xamante ni bi duñu mën a réussir yenn yi. il faut que ñu bëgg suñu réew d'abord. bu ñu bëggee suñu réew rek mën nañ lu ne. te loolu jàpp naa ni lu ñu suuxat la te mi ngi commencé di meññ. lu tax bu Sonko waxee kii yëpp gisi bu Ibrahima Traoré waxee. fële ca Burkina nga retrouvé wu ci nga yëg ci sa bopp. lu waral loolu c'est parce que dañuy connecté wu c'est parce que lan la. Burkina yow da ngay toog fii bëgg ñu jëm ca kanam lan moo tax ngay bëgg ñu jëm ca kanam da ngay xam ni ka fa nekk da nga koy yéene mu réussir da ngay xam ni réewam lay doxal moo tax ngay sawar ci ay mbiram. donc loolu mooy li nga xam ni mooy am sax. macha allah jërëjëf Alaaji Sa Ndiogou Mbengue jërëjëf. comme ni ngeen ko teeloo mu nekk jàngat yu am solo analyse yu pertinente yi nga xam ne nañu kii di Sa Ndiogou daal di koy amal ak Baye Assane Mesere mu nekk jàngat yu am solo mbokk yi moo ngi noonu li nga xam ne wax na ko discours bi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko def na ko wax ne daal fii ak mën nañ ne siècle si kanam continent bu Afrique waxuma la Sénégal de mais continent bu Afrique mën na raw si continent yi si àdduna bi. nekk nag lu ñuy ñaan mu am lu ñu bëgg ñun sénégalais yi ndax Afrique bu jiitoo Sénégal dafay nekk ci biir Afrique waaw ñu bokk si continent yi nekk lu am solo naan Trump wax ak a def moom mu ngi noonu dañu def suñuy pexe tamit waaw comme ñoom nañuy def ngir seeni continent di gën a nekk sa kanam ñu lay ñu tudd saa su nekk Afrique mën nañ ko def waaw mooy noonu mu nekk lu am solo bala nu ko jeexal mbokk yi dañuy sa xabaar yi nga xam ne nag daal di nuy fës lool si actualité bokk ci équipe bu Sénégal U15 yi nga xam ne nag daal di nekk champion d'Afrique U15 2026 waaye transporteurs yi yokku nañ seen grève bi ñetti fan li ñu si jaaxal nag mooy askan bi ñu si bëree bëri seeni réaction mooy que ne daal nañ ko def 1 an bu leen neexee waaw am na si ñoo xam ne daal ñu ngi siy gis seen bopp mbir mi daal dafa mel noonu la demee transporteurs yi ñi si bëri ñenn ñi nga xam ne ñoo ne sa kaw syndicat yi seen intérêt képp moo tax ñuy def li ñuy def waaye du intérêt askan bi moo ngi noonu kon daal mbir yi ñu koy gën a jéggi dayoo Aliou Cissé léegi moo yore équipe nationale bu Angola ñu koy ñaanal mu daal di réussir Aliou Cissé gannaaw ba mu jëlee Coupe d'Afrique équipe nationale bu Sénégal demaat ca Coupe d'Afrique ba ñu éliminé ko ñu daal di koy dàq mu dem ca Libye mënul qualifié kii bu Angola bi daal di na koy jël ñu koy ñaanal réussir ca Angola 12 arbitres africains yi war a dem Coupe du Monde 2026 arbitres centraux yi 6 lañu bokk ci ab jóge Égypte mën nañ ne ñaar sax ña nga jóge Égypte Maroc ñaar tamit Maroc ñett sax dañuy wax ak doomu Mauritanie arbitre assistant yi nekk 6 aussi boo boole ko muy 12 arbitre assistant yi bokk na ca tamit origine algérienne ak waaw ñett sax Algérie yoo xam ne daal kenn ka di Cameroun kenn ka Afrique du Sud ba ñaar ñi di ay sud-africain daal loolu daal moo daal di am gis ñu si benn doomu sunum réew di Sénégal doon nañ ko xaar nag waaye daal
mbir ma noonu la demee am ñu si gis nag comme sénégalais yi seeni réaction comme niñ ko waxee ñoom daal jàpp nañ ne daal mbir mi parparloo da si am Idriss Ndéla meilleur arbitre africain selon la CAF gisuñu ko moom it gars yi daal jàpp ne dañoo def lu leen neex arbitre boobu nag bi ko ñàkk gis dañuy jàpp ne final bi mu arbitré si CAN bi moo ko xañ lépp loo xam ne daal daan na dal si kaw ba tax jëluñu ko mu dem arbitre ci sa coupe du monde ba ma nga noonu bu ñàkk dina si ñëwaat sa xabaar yi gën koo yaatal nga dégg ko faram-fàccee yaa ngi jëf